am mbégte gu mag a mag di la dalal ci bët set. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Mandione maa ngi lay nuyu. di nuyu waa Seneweb yëpp. di nuyu Mouhamed Ndoye ak ñoom Babacar. moom yaakaar naa ni sama kër la. ak caméraman yi. parce que léegi famille la. dëgg la. yéen sama voisin ngeen man maa ngi dëkk Wakaam ngeen nekk fi. kon maa leen war a dalal. di profité di nuyu communauté lébu bi ma dëkkal. waa Wakaam yëpp. parce que xëy na ñun actualité bi ak ni ñu koy toppee duñ am temps wu sax wax loolu. mais maa ngi nuyu communauté lébu bi dëkk Wakaam yëpp parce que ñun ay xam nga sëriñ moom dëkkul fenn. waaw sëriñ moom xam nga fu mu dëkk fu mu mën a jàngalee alquran. ak fu mu mën a dalloo. dëgg la te bi ñu fa nekkee it wax dëgg yàlla yaatal nañ ñu. dalal ñu ba tey daara ja. ku ñëw di nga ko fa fekk. nga baal ma tamit ma nuyu xalifa généraux yëpp. dëgg la commencé ko ci sëriñ Mountakha Mbacké. yàlla na fi yàgg te wér. ñaanal ko yàlla mu sax fi. parce que ak saxam fi ak yàgg fi amal na njëriñ Sénégal. dëgg la di wax ni màggal gii ñu jublu tamit. ñu ngi ñaan yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim. génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu tamit sama waajur sama kilifa Serigne Babacar Sy Mansour. nga baal ma mu nuyu waa Andulaay Andulaay ga ma jóge di xalifa ba. Serigne Mame Abdou Dramé ak mbooleem xalifa yëpp parce que man avec modestie nag. taxawaay boobu laa am ci réew mi. dëgg la parce que sama waajur dafa jaxasoo woon ak ñoom. dëgg la lu jiitu may judd. maa ngi moo tax su ma fi toogee damay jàpp ni daara ji laa fi toogal. di nuyu tamit communauté. maanaam chrétienne bi. waaw waa jàngu bi. parce que seen taxawaay ci réew mi gis nañ ko. dëgg la ndax loolu mooy particularité bi Sénégal am yàlla na ko fi yàlla saxal. di nuyu autorités yi. parti politique yi. administration bi ñëpp. di wax ni comme ni nga ko waxee ñu ngi xaar question yi. alors imam soxna soosu di Mati. dafa daanele léegi fa am solo mu di variant yi. ma bëggoon xam rek ba xam yow ñàkku nga. waaw man ñàkku naa. parce que waaw man ñàkku naa. parce que man damaa gëm ñàkku. oui man moom damaa gëm domaine bu nekk ka ca nekk. spécialisé wu ci. la ma cay wax laay déglu. Sénégal ñoom dañu fonkul spécialisation. malheureusement. d'accord mais wàllu santé moom. man du ma ci déglu ab sëriñ du ma ci déglu ustaas. du ma ci déglu sa ab journaliste. ki ma ciy déglu daal mooy ki ci spécialisé wu. def ci ay gëstu. xam nga santé boo xoolee boo koy jàng ci université du nekk ñaari at du nekk ñett. parce que da ngay def ay bac plus 8. kon kooku sonn na ci gëstu. lu mu la ca wax war na laa doyloo parce que man tey. su ma feebaree damay dem docteur xool ma. bu ma nee simmeekul ma simmeeku fu mu bëgg a dóor piqûre du ma ni ko doo ko fi dóor. kon docteur boobu su ma nee damay ñàkk du ma ci sax hésité. Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu dañ koy fàtte daf ñoo jàngaloon benn leçon bi feebaru peste bi amee ci réew mi. Seydi Hadji Malick dafa ñëw feebaru peste bi comme nii la woon rek coow li bari rumeur bi mais Seydi Hadji Malick moo sauvé woon situation bi ci jamono boobu. parce que waa Guet Ndar benn quartier la bu nekk ca Ndar. waaw li may wax ni archives nationales yi ñoo ko bind. bi feebar bi ñëwee jamono boobu tubaab bi fi nekkoon. dafa ñëw ci Seydi Hadji Malick. ni ko feebaru peste bi de ñëw na ci réew mi te waa Guet Ndar nee nañ du ñu ñàkku. te buñ ñàkkuwul dama leen di rey parce que feebar bi da doon wàlle comme nii rek. Seydi Hadji Malick ni ko boo leen yow dañ laa jëlee France indi la fi pour nga rey waa Guet Ndar wala dañ la fay jëlee indi la fi pour nga administrer leen. tubaab bi ni ko dañ ñu fay indi pour ma administrer leen. mu ne ko nag comme da nga leen di administrer da ngay naxanteeg ñoom. tubaab bi ne ko waa Guet Ndar dañoo réew mu ne ko bu ñu réewee yow nga yaru mu ne ko yaa ngi dégg. Seydi Hadji Malick ci stratégie am noonu la naxanteeg tubaab bi ni ko da ngeen may jël si ci seen chariot yooyu. mooy yi tubaab yi daan yor ñu jël si El Hadji Malick. lii boo gisee ma koy nettali dafa am solo ci contexte bi ñu toll. dëgg la parce que nag réew mi il faut ñu wax nit ñi histoire. lu jamono métti ñu wax nit ñi li fi jaaroon mag ñi niñ ci taxawee woon. mag ñi bëggoon nañ diine gëmoon nañ ko mais duñu woon ay fanatique. mag ñi ñu équilibre lañ woon te loolu. ku donn yonent bi noonu nga war a doxee lu nekk ko maîtriser nga bàyyee ko. Seydi Hadji Malick ba mu ñëwee rek pour résumer dafa tàllal loxoom. tubaab bi ñàkk ko waa Guet Ndar ni comme Malick Fawad ñàkku na ñàkku gi amul benn danger nañu ñàkku feebaru peste bi bokk na ci li ko fi jëlee kon ñàkku moom jàpp naa ni sëriñ si ñoo waroon a génn def ay déclaration pour nit ñi ñàkku malheureusement nag ni mu demee ba defuñu ko ci nguur gi la parce que nguur gi moo saboté Covid bi encore une fois. parce que moo woon nit ñi ba nit ñi ñëw ñu dugal ci politique loolu moo tax Covid bi li ci am ñun ñëpp gis nañ ko. neexuñu waaye du tere ñun toujours dañuy jël suñuy responsabilité. parce que responsabilité boobu lañ yëg moom lañ fas yéene taxaw. di wax ni man de ñàkku naa te maa ngi sàkku Sénégalais yëpp ñu ñàkku parce que ñàkku jàpp nañ ni même bu fekkee du solution 100% it solution la 60%.
di wax ni kay bu kenn forcer kenn tamit nag parce que ci démocratie lañ ne nañu jéem a rek convaincre nit ñi ñu bàyyi ñi spécialisé wu ci domaine bi ñu wax ci. d'accord lu mel ni politiciens yi. ku mel ni Ablaye Diop Sarr nga xam politicien la loolu mooy dëgg. mu dem attu toog jóge fee ndax li muy wax gëmatuñ ko loolooy dëgg. déet waaw man li may wax ni man la engagé gëmatuñ ko parce que boo ñu yàggee wax muy dañ da ngay dem ba loo wax dootuñu ko gëm. Ablaye Diouf Sarr men. waaw waaw léegi ku mel ni professeur Seydi. man lu mu wax gëm naa ko. professeur Bousso lu mu wax gëm naa ko ñooñu nañ leen bàyyee plateau yi ñuy wax mais politiciens mënatu la wax ci réew mi luñ gëm parce que dañoo yàgg a wax muy dañ kon bugguma ñu jël temps bi trop ci ñaq yi mën nañ avancer ci yeneen question oustaz da mooy diriger. question yi fu ñu koy wax. damay bañ mu jël temps bi parce que loolu résumé la woon rek. alors oustaz kon ñu daal di dem ca Guinée. Conakry. wax ci la fa xew jamono jii nii. tey ci suba si gis nañ journaux yi ñoom ñëpp. la ñu titré ci kaw mooy situation bi nga xam te ni moom moo am ca Guinée mu di coup d'état bi ñuy jot démb ci dimanche ji que ni am na ci ay militaires ki leen jiite. di colonel Mamadi Doumbouya. moom mi nga xam te ni moom moo daal di déjjati ki nga xamante moo fa nekkoon njiite réew di rek njiit la alors lu ñu mel nekk loo xam te nii ñu bëri tey jii ñu ngi ciy àddu. mais su ma doon laaj tey jii imam lan moo ci nekk jàngatam ak taxawaayam wala gis-gisam lan nga may wax bala ñuy dugg ci biir waxtaan. waaw gis-gis bi ma ci am mooy ragal naa li ëpp ci africain yi gis-gis bi ñu ci am mooy regret ak gàcce gu rëy rëy. parce que nag Afrique tey bu demee ba ci 21e siècle ñuy wax ay coup d'état loolu képp koo xam ne ni gëm nga république waroo koo naq da nga koy naqarlu parce que nag coup d'état moom ku ne xam na ni du lu gënal kenn. parce que tey militaire bu ñu waxantee dëgg place am du palais mais les militaires seen place mooy ci caserne yi. seen place mooy ñu fexe ba ordre des ci réew mi sécurité des ci réew mi mais wolof nee na arab mooy wax ni li kulli shay'in sababun loo gis rek dafa am sabab lan moo sabab tey ñu foqati nguur gi. li ko sabab li tax Alpha Condé agsi fii ak Guinée yi bañ nangu nguur gi ci moom loolu la ñu war a jàngat mais coup d'état bi moom amul kenn ku ko rafetlu parce que Afrique tey ak àdduna fi mu toll tey civilisation dafa dépassé ñuy jëlee nguur ci arme loolu ñëpp d'accord nañ moo tax Nations Unies condamné nañ ko. yaa ngi dégg Union africaine condamné nañ ko CEDEAO condamné nañ ko même France condamné nañ ko. te it ñun ñi en tant que religieux noonu lañ ko condamné parce que ñun dañu gëm république man dama bokk ci ñi gëm ni république bu ñu ko tegee mu sérieux ñu bañ koo arnaqué def ko ci poche ñëpp mën nañ cee gis seen bopp parce que république solution la mais mu bañ a nekk république bu ñuy tudd ci gémmiñ rek di doxal leneen ci suuf loo xam ni day wute ak moom Alpha Condé nag man li ko dal man dama cee kontaan man personnellement moo tax démb julli naa ñaari rakka ñaan ci yàlla ki def mbir mi yàlla na ko yàlla sàmm xam nga pour lan oustaz waaw bàyyi ma daaneel rek c'est important oustaz li ngay wax yéeme na man li may wax nii moom laa gëm te lépp lu ma wax rek dama koy layal bu dee déglu nga ma di nga d'accord ak man parce que xam nga lu tax waaw Alpha Condé bu pour gàttal criminel la reykatu nit la loolu mooy dëgg parce que dafa rey ay bakkan yu bari pour mën a garder pouvoir bi fi la ñu fekk Cellou Dalein Diallo da koo gañe bu leer mu jàpp ko yóbbu ko ci ab caserne def ko fa nu ñuy tuddee résidence surveillée ànd ak benn gangam ñu occupé Guinée CEDEAO noppi ci waxu ci ba tey jii li am kon ki def coup d'état bi africain yëpp kontaan nañu ci moom. mais moom dañ ko ak nu mu fa mënti demee. bàyyil ma daaneel parce que Guinée ñoo ko faloon. waaw Alpha Condé mosuñu koo fal buñ naxante. Alpha Condé dictature la. Alpha Condé dafa décevoir Afrique décevoir képp kuy panafricaniste. parce que bañ ko fiy jàpp mu nekk ci ay coona Sénégal gi la daan làqatoo si loolu mooy dëgg buñ faat il faut ñu analyser mbir mi mu leer ñu bañ a nax nit ñi parce que bu leerul yeneen réew yi dañuy ñëw gis nga doomu aadama li mu wuteeg mala. mala bu ngeen àndee bu daanoo ci kàmb. mala yëpp ay ànd daanu ci kàmb gi waaye bu fekkee ni nit la nag boo àndeek nit mu daanu ci kàmb da ngay taxaw xool lu tax mu daanu ci kàmb gi il faut ñu analyser mbir mi ni mu demee Alpha Condé dictature la reykatu nit la loolu dañ koy nangu ba pare léegi nag d'accord niñ ko defee nii mu nekk transition du coup d'état parce que Alpha Condé boo ko bàyyee Guinée li muy wan image u àdduna bi mooy africain yëpp nii lañ mel te Afrique yëpp meluñu noonu Afrique dañu nekk ci ère démocratie tey nu mu tudd Afrique am fi ku ñuy wax Nelson Mandela nekkoon koo xam ni tubaab yi sax dañoo am complexe am ndax ni mu wanee démocratie
ñu tëj ko ci kaso bi pendant lu mu gàtt 25 ans xam 26 ans de lutte bi mu ci génnee teewul mu jox nguur gi joxe ko ba ci fii Sénégal am nañ fi référence Léopold Sédar Senghor bi mu fi nekkee man Pape Moustapha Cissé ancien ambassadeur moo ma nettali lii may waaj a wax parce que dafa baax ñu fàttali nit ñi démb dinaa ñëw Pape Moustapha nee na ma dafa am bis moom bi muy nekk ambassadeur u Arabie Saoudite parce que man dama daan waxtaan ak moom lu bari ci politique parce que ku xamoon politique la parce que fekk na Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade nee na benn bis mu nekk ambassadeur nekk Arabie Saoudite mu lire ci journal Le Monde ñu ni Senghor day bàyyi nguur gi maanaam Senghor va quitter le pouvoir waaw nee na bi mu gisee loolu mu jël avion ñëw Sénégal daan ni mais Senghor yow ni ñu àndee man ak yow ak ni ñu seqee lépp nan ngay bàyyi nguur gi te du ma ko yëg Senghor ne ko damay bàyyi nguur gi effectivement Moustapha parce que man mag laa fi mu ne big sax su ma ko tegee du ma xam fu ma ko teg nee na kon loo ciy déggee mooy Senghor ñeddul woon nguur kenn du ko ñedd gis nga nit doomu aadama ni ko yàlla bindee dafa bëgg mbub mu bees xam nga boo amee mbub mu bees ngeen ni nga koy bëggee waaw am jabar ju bees ni nga koy bëggee noonu la nit di bëggee nguur bu bees jabar ju bees waaw loolu mooy lu naturel xam nga ñun nekkuñu ci ay diplomatie yi tubaab yi dañ leen di wax mbir yi mu leer lii leer mooy nit dafa bëgg lu bees même boo doxalee li nga war a doxal ci 12 ans wala 10 ans nga fexe ba sénégalais yëpp nga jox leen ku ne milliard boo passé 3e mandat yaa ngi gasal sa bopp kàmb 3e candidature Afrique d'accordu ci panafricaniste yi d'accorduñ ci ñi yor droit de l'homme d'accorduñ ci d'accord li ci xaw a metti nag mooy CEDEAO le médecin après la mort la ñuy def voilà foofu la dañuy bàyyi ba nit ñi faatu ba dee ñu soog a jóg di def ay déclaration waaw parce que oustaz li am solo ci mbir mi mooy ñun Sénégal parce que Guinée la fa am xam nañ ko ñun ñëpp affaire banditisme la woon jëlee nañ ko fa mais li am Sénégal tey lan la ci war a jàngat loolu mooy débat bi ñun Sénégal foofu la ñu war a indi débat bi parce que débat wu 3e mandat dafa indi fii problème ki ñu dénkoon réew mi di président Macky Sall nangu wucee wax lu leer nii oui nii non loolu du wax ju leer ab tànk dañ koy tàllal wala ñu bank ko bu ñu naxante parce que dafa war a wax ni moom du nekk candidat mais oustaz li ngay wax parce que damay daaneel parce que man bëgguma réew mi dem ci kaw man bokkuma ci ñiy calculer wala yu mel noonu man boo ma déggee ni may waxee xam ni Sénégal sama deret lay daw dëgg la yaa ngi dégg bokkuma ci kenn mënu ma tere wax li ma xalaat na xanaa nga dóor ma bal wala nga teg ma foo xam ni dootuma mën a wax mais fii maa ngi mën a wax jàkkaarloo écran yi wax li ma gëm Macky Sall na wax lu leer ci 3e candidature bi parce que loolu jàmmam la jàmmi réew mi la xam nga pour lan pour ñu xam ba xam parce que tey jii problème bi pression bi am Sénégal yëpp 3e candidature moo koy indi Sénégal yi bis bu leen leeroon ni Macky Sall du ko def dañ koy accompagner jàppale ko bu génnee héros lay nekk ci réew mi bu bëggee ñun kaa imaam yi ñu dajaloo jàngal koy kaamil bu bëggee fu ko neex dëkk ci réew mi parce que mais nag réew mi ak Afrique ñoo d'accord ci 3e candidature képp ku ko def di nga ko regretter Alpha Condé moo gënoon a arrogant ci Afrique daan saaga nit ñi tey mu ngi mel ni na ma yàlla baal golo gu góor ni cocc boo ko gisee da nga koy yërëm xam nga li ma wax parce que ña la doon jay naan la defal 3e candidature ñooñu tey anañu boo ko xoolee chemise bi da nga koy gis sax teg sax benn na ma yàlla baal kaw parce que dañ ko humilier te ñi la koy def ay xale yu ndaw lañ te ñoom ñëpp te loolu ñun mérito wuñ ko suñu njiit yi mérito wuñu loolu président Macky Sall dafa mérito wul di génn ci réew mi ak petite porte man loolu laa gëm foofu laay waxee kon da nga jàpp ne tey jii Macky Sall mun nañ dem ba yegg ak moom fii duñ fa àgg ak moom parce que Sénégal foofu tamit ma def fa tuuti benn analyse Sénégal du Guinée bokkuñu sax ay réalité Sénégal ñun xamuñu ku ne Guinée tàmm nañ ko miin nañ ko waaw miin nañ ko yaa ngi dégg mais ba tey Sénégal ak Guinée sax duñ benn xam nga lu tax duñ benn Sénégal moom boo dégloo nit ñi rek doo àgg ak ñoom fenn fi parce que nit ñi lu métti mais dina am gor ñu am fit di wax liñ gëm yaa ngi dégg waaw te ñooñu boo leen dégloo xam ni ñii nag li ñuy wax yàlla rek moo tax ñuy wax te it ñun dañoo am armée bu républicain armée boo xam ni soxla wu ñu nguur xam nañ fi ñu war a taxaw moo tax naka jekk depuis Senghor ba tey gis nga leen ñoom dañoo mus a taxaw bu Sénégal soxlaa bu ñu paree dellu nekk ci caserne yi réalité yi du benn mais 3e candidature boo ko créé ba def ko benn doo gouverner bala nga ko jot di nga rey ñu baree bari soog a toog comme ni ko Alpha Condé defee boo paree doo gouverner parce que dëkk bi du am stabilité te tubaab yi la ciy dugal mooy bu mettee dañ lay wan ginnaaw ana CEDEAO bi encouragé woon Alpha Condé parce que ñoo ko encouragé parce que bu doon ba mu ko bëggee dañoo taxaw def nañ def Gambie Yaya Jammeh bi mu fi nekkee di def yëfi banditisme dañoo dem jëli ko waaw lan moo tax Alpha Condé bi mu ne dafa bëgg 3e candidature
waa ji nekk Côte d'Ivoire bi mu ko waxee nu mu tuddati Ouattara CEDEAO taxawuñu bañ parce que CEDEAO nit ñi dañoo dem ba jàpp ni léegi nekkalatuñ fi peuple yi mais genre ay chef d'état yu dajaloo la di complot pour peuple bi loolu genre colonisation la te colonisation ñun dañ cee sonn ñun Afrique parce que dañoo jàpp jàmm esclavage jàpp ñu coloniser ñu néocolonisation ñëw bëgg ñoo coloniser waat loolu duñ ko nangu. alors oustaz lii dëgg ma daaneel. waaw mooy le président Macky Sall na ci tirer leçon ñi ko wër tirer ci leçon opposition bi nga xam dañoo bëgg réew mi tamit ñu tirer ci leçon parce que débat bi nañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu Sénégal lan la ci war a jàng ci mbirum Alpha Condé loolu mooy débat bi. ñu ngi wax tey Alpha Condé warul dugg ci réew mi. loolu ma daaneel foofu. d'accord warta dugg Alpha Condé buñ ko accueillir ci sunu réew. parce que ñun nekkuñu fi di accueillir ay dictature encore une fois. nañu waxante dëgg dictature la woon raykatu nit la woon loolooy dëgg. bañ ko fi wax am na ñu taxoon di ko défendre tey ci plateau yi ana ñu doon défendre Alpha Condé kon dañ leen a déggati Cheikh Yérim Seck toog na fii di wax benn waaye bu ñuy wax Condé la xaw ma dafa jëri bagage soog a ñëw di wax waxi dof tey anamu da ngeen ko gis fenn lii dëgg mooy bu mu ñëw Sénégal parce que Sénégal tamit mënoo def say tuuxi duna fu mu la neexee ñu dugal la te ñun am na benn pomme de terre bu nekk fii ci sunu put gi boo xam ne wanaasoo guñ ko muy Hissène Habré wanaasoo guñ ko ba tey parce que lu ci mën a xew rek Sénégal ñaaw na ci am na ci gàcca kon léegi Alpha Condé bu mu fi ñëwati mu gën ñoo indil problème parce que Macky Sall day dem bàyyi réew mi ñeneen gouverner ko kuy def dictature demal fa nga ko doon defee nga toog fa maa ngi dégg ñu ay xaritu Moustapha Niasse la Moustapha Niasse moomul réew mi même bu dee xaritu Moustapha Niasse la ñun waxuñu ko soyez les bienvenus ñun Sénégalais yi parce que dictature la woon na dem fa dictature yi nekk d'accord moom mi nga xam te ni moom moo nekk colonel Doumbouya mi jël réew Guinée ñu bëri dañuy poser benn question teg benn interrogation mooy moom ci boppam bu ñu seetee jaar-jaaram quand même France produit France la ndax France la jógee dem Guinée soxnaam sax bañ na ko ba français la ba tey nga foog ne kon est-ce que la Guinée doon jooy nekkul ni moom moo fa dellu si ba tey waaw ko xam Guinée xam ne mën a ko la régler ci situation bi parce que nag buñ naxante Guinée du tey la am problème Guinée coup d'état yàgg na fa yaa ngi dégg parce que Guinée dafa am problème boo xam ni ñoom réglé wuñ ko te loolu malheureusement moo leen sonal mooy problème mu ethnie boo gisee ñun Sénégal bi ñu fi bëggee indi problème mu ethnie ñun mu jaral ñu lu nekk ma ni journaliste bu fi bind mbirum ethnie bandi nga te yow dañ laa war a rey je pèse bien mes mots. loolu ci l'islam moo ko wax wala. non loolu bu ko l'islam waxul moral moo ko wax ñun duñ nangu suñ maam yi ñëw tabax réew mi ba séeréer yi ak tukulóor yi di demalanteeg di dikkalante yaa ngi dégg confrères yi amuñu problème benn journaliste ñu lay fay xaalis nga fi indi problème mu ethnie loolu suñ bakkan lañ ci teg. d'accord du affaire diine affaire moral la. ok ñun Sénégal yàlla dafa ñëw suturaal amuñu problème boobu tey jii yow boo gisee ku sant Diop ak ku sant Ndiaye dañuy kalante ku sant Cissé ak Dramé di kalante confrères yi ñëpp ay mbokk lañ yaa ngi dégg église bi nekk ci sunu biir ñu amante ak ñoom jàmm ñu am lu ñu tuddee cohabitation Guinée nag loolu lañ amul ñoom malheureusement kenn yéenewu leen ko mais Guinée problème mu ethnie moo fa am te problème mu ethnie du neex a réglé ñu mais nag Afrique tey ak panafricanisme dañoo am responsabilité pour accompagner Guinée mu génn ci situation bi parce que ku gëm ni Guinée day am instabilité nga gëm ni Sénégal day dal xamoo lan mooy république parce que Guinée ñu nag moom benn lañ loolu jàpp naa ni sunu réew yi ñu jege ku mel ni président Macky Sall lu metti na taxaw jouer leadership am parce que ñun bañuñu gàccaama man bokkuma ci ñi bañ nit man du ma bañ nit du ma contre nit Macky Sall am na jàpp naa ni benn genre leadership bu mu ci war a mën a jouer yaa ngi dégg pour Guinée bañ a dem ci bañ a déstabiliser wu ci ki def coup d'état bi laay ñëw tuuti lu mën a xew rek na fekk bu ko defee mu nekk intérêt Guinée waaye bu dee daf ko def pour intérêt France nam fa jëlee Alpha Condé lañ ko fay jëlee buñ naxante parce que loolu it ay question la yu ñuy posé yaa ngi dégg waaye pour le moment nañ rafet njort ci moom parce que li mu wax a gunde waxi nit la li tax ma jëlee fi Alpha Condé mooy réew mi amul justice te loolu ku ne xamoon na ko mooy réew mi dëkk bi metti na parce que Afrique ñun ñëpp a bokk ay problème yi ñuy jooy Guinée moo am fii Sénégal buñ naxante dafa bokkul nag parce que Sénégal yi ñoom duñ nangu nga teg leen lenn li bu ëppee ñun ñooy génn ci mbedd mi xëy na dañoo nuróomee bokkuñu mooy ñun gëm nañ démocratie gëm nañ transition xam nañ ay alternance mais problème yi am Afrique am Mali mooy les mêmes problèmes que Guinée mooy Afrique tey moo war a xool gëm ni avenir u àdduna bi Afrique la. d'accord yaa ngi dégg CEDEAO bu dee def fee nekk. d'accord imam pour di complot ay chef d'état pour joxaat leen ay troisième candidature ñu am courage tas CEDEAO parce que CEDEAO le médecin après la mort lay def
xamoon na Alpha Condé korog bi muy ni day def troisième candidature ñëpp xamoon na ni jaaduwul président Côte d'Ivoire bi mu koy wax ñëpp xamoon na ni jaaduwul ana CEDEAO booba ana institution internationale yi kon bu ñu def le médecin après la mort mais doole ji CEDEAO yoru ko institution internationale yoru ko peuple bi moo ko yor na peuple yi am fulla am fayda taxaw tem bépp président boo xam dafa nar a ñëw taxaw troisième candidature ñu taxaw baare ko lépp lu mu ko jaral ñu jaral ñun ci boppam mu jaral ñu lu ko ëpp. alors imam Guinée jax na waaye Sénégal aussi xaw na yëngat tuuti. dañuy jóge Guinée baraste ko dugg si suñu réew nag wax ci wàllum politique ak tolluwaay politique gi gis nañ coalition yi nga xam te nii fan yi ñu génn. bés bi yàlla sàkk ñu gis ab coalition bu juddu. bi nga xam te ne nag moom lañ ci gën a wax moom mooy coalition Yewwi Askan Wi je pense. bi nga xam te ni gis nañ ci Khalifa Sall ak Ousmane Sonko. ñu yaakaaroon ni am na ci yenn ci parti lu ci mel ni PDS. ak yenn ci parti yoo xam dinañ bokk ci coalition boobu noonu mais dañu ne poccet ne bokkuñu ci kuréel googu noonu. raison yi dégg nañ ko yow ban jàngat sax nga am déjà ci coalition yooyu nga xam te ni taxawal nañ ko ci biir réew mi. waaw man coalition bi moom personnellement sama xel dal na ci. dal na ci waaw man opposition laa bokk nag man moom dama la teel a wax fi ma bokk. man bokkuma ak imam yi toog fii naan man opposant la. da nga am parti wala. aw ma parti jënduma carte membre mais man je suis contre le pouvoir noonu lay doxee man damaa gëm ni. toujours waaw du toujours du toujours mais dama préféré nekk fi opposition bi ne xam pour lan soññu nguur gi ñu taxaw. loolu laa ci jublu ku ko xam baax na ko xamul jamono ngi ñëw di nga ko xam loolu sax yoonu kenn nekku ci man la engagé li ma bëgg a wax mooy d'accord naa ci li ñu teg seen coalition boobu te niñ ko tegee d'accord naa ci di ci félicité Khalifa Ababacar Sall parce que xam naa li mu ci daj moom moo jóg jël tànkam xam ne réew mi toll na ci guuta koo xam dañ ko cee war a génne il faut ñu teg intérêt personnel yi dajaloo def benn bloc pour li fi nekk ñu jëlee ko fi parce que li fi nekk ñun ñoo ko fi teg man dama bokk ci ñi fal Macky Sall faut mu leer non yow ma ci woteel ko dama ko baataral campagne te ay nitam ñu ngi may dégg ci ñi ma xam mais damaa gëm ni Macky Sall la ma waxoon defu ci dara rupture la ma jaayoon man. d'accord ba may taxaw le 23 juin daf ma ne woon rupture lay def bonne gouvernance loolu kenn ñimeetu ko wax tey ci réew mi ku ne xam na ne amatu ci kon coalition bi Yewwi Askan Wi baat bi dafa am solo dañ cee war a taxaw parce que baatu yeewi mooy nit ku ñu takk ci takk nii ci buum ñu yeewi la réew mi nag esclavage dafa ñëwoon yeewuñu colonisation ñëw yeewuñu néocolonisation ñëw bëgg a continuer di ñu yeew moo tax Yewwi Askan Wi jóg ay leaders yoo xam ne bëgg nañ réew mi ci li ma jàpp parce que ñun du ñu ñoqutu nit l'islam moo ñu tere espionner nit liñ mën a jàpp rek li ñuy wax ci kaw waxuñu ni ñooñu buñ ñëwee dañuy changer réew mi il faut mu leer mais dañoo am njort lu rafet ci ñoom buñ ñëwee changer réew mi ñu tàccu leen buñ ko changé wul man maay bokk ci ñi njëkk a taxaw attaqué leen. mais imam déjà ñi nga xam te ne ñoo bokk ci coalition boobu ñoom ñu ngi naqaru ni ñu ko tegee te nee nga déjà nangu nga ci. waaw buñ seetee buñ déggee Bougane ni mu ci wax. dinaa ñëw ci PDS sax ak kaw Bougane. waaw PDS li ma ci gëm amul place foofu ci coalition bi parce que PDS ci deal lañ mës a nekk buñ naxante. waaw PDS dama lay jox ay fait yi mooy dañoo jëm ci ay élections 2019 yi passé waaw. parti bu toll ni PDS am doole ci Sénégal yëpp génn ci pouvoir bi muy PDS malgré bi muy daanu 35% la am parce que xam ngeen loolu kon kooku am na électoral Ablaye Wade ñëpp xam jaar-jaaram mu am fu mu jaar am loo mën a wax it am na fu mu yóbbu démocratie réew mi bari na lu yàqu ci loxoom mais bari na lu mu defar loolu mooy dëgg ñu jëm ci ay élection PDS dem ba au dernier moment ni Karim Wade seen candidat Karim Wade ñëwul est-ce que réew mi Karim Wade rek a fi nekk yow Karim Wade dafa ëpp mérite Farba Senghor tey exemple ak ku mën a doon rek ci ñooñu waroon nañoo mën a présenter seen candidat ñu dem ba dernier mois ñu ñuy wax ay lan protocole de Conakry dégg Ablaye Wade ni moom falul kenn loolu ay dil la te wolof nee na cagga kenn du ko nax ñaari yoon man musuma gëm PDS te gëmatuma leen donte nag parce que li ñu dal dañ cee am responsabilité lii dëgg mooy PDS amul place ci coalition bi na génn dem yoonam ña fa nekk nañ gëm yàlla te wax ak sénégalais yi lu leen sénégalais yi jox ñu jël man loolu laa gëm xam ni PDS moo Macky Sall réeroowuñu ana Omar Sarr te du ma nga PDS ma nga ca APR ana sëñ Mbacké Ndiaye ana Farba Senghor ana Pape Samba Mboup ñii ñooy PDS buñ naxante Karim Wade nag képp ku ko gëmloo ni day toog moom Qatar jël réew mi kooku mooy ennemi numéro 1 bu mu nax boppam ñun duñ nekk fii di xeex mu toog Qatar ñu koy jox réew mi loolu xel nanguwu ko man Karim Wade dafa maa gën man na ñëw fii nokki ci lacrymogène yi maa ngi ni imam laa damay nokki ci lacrymogène yi na ñëw noyyi parce que xeex bi dafa am loolu laaj ku ko ragal demal toog est-ce que mën na ñëw tamit waaye mën naa ñëw
man mii rek su ma bëggee ñëw na jaar ci frontières yi ñëw lu ko teree ñëw yooyu waxi caaxaan la buñ nax sénégalais yi man daal li may wax coalition yeewu askan wi laa koy wax nañ fi ñu teg seen tànk foofu la nañu jaamaarloog Macky Sall ci démocratie xamal Macky Sall ni ko réew mi ñoo doyal ci yow boo insister forcé ëppare lu am yow yaay responsable nañ jox nit ñi seen carte tax nit ñi soxla nañ seen i carte di wax ni bu ñu daanu ci piège bi leen Macky Sall di tendre mooy nit ñi binduwuñu mon frère bu ñu naxante Kër Massar ci mbënd mi lañ nekk talu ñoo bindu Touba ñu ngi ci mbënd mi talu ñoo bindu Sénégal ñu bàyyi ba hivernal ñu ubbi buntu naan na nit ñi voté na nit ñi dem jëli seen carte xale yi am 20 ans nekk ci ay vacances taluñu ko dëkk bi metti kon coalition bi dafa waroon a def communiqué bu ko laajee ñu def ay marche imposer nguur gi pour ñu def lan ñu yokk mbindu mi yokkaat ko fii ak 15 jours wala fii ak 1 mois loolu priorité la ci guddi yi parce que sénégalais yi binduwuñ te Macky Sall mu ngi ak fichier boppam bu mu téye ci poosam boo xam ne bu dee ne binduwuñu même résultat yi ñu annoncé woon 58% yi ko raw dinañ ko annoncé waat te bu réew mi dina tàkk te bu tàkkee nag du Macky Sall rek moo ci am responsabilité opposition bi am nañ ci responsabilité opposition bi il faut ñu am fit gore gëm ni réew mi kenn du fi dee ñaari yoon mon frère fii moom bàmmeel benn rek lay doon ñun nag du ñu foqati nguur du ñu kompaloo nguur waaye lépp lu ñu droit may dinañ ko def te lépp lu ñu coûté pare nañ pour gérer. yow am nga détermination boobu noonu. li Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul xam nga Serigne Touba bi mu amee yitte nga xam ni pour dem ci géej gi nga xam ni ci la war a amee martaba Xaadimu Rasuul xam nga wax na ko. xarajtu yawmu sabti rabia achar mu ne li xidmatil muxtaari fi chahri safar loolu mooy lan mooy génn gi may génn réew mi pour dem ci laay amee martaba Xaadimu Rasuul xam nga lu mu wax. dañu lépp loo xam ne nattu la bu ko jëmm ji àttanee xol bi dina ko dékku yaa ngi dégg loolu dafa am lu ñu ci war a jàng li ñu Sëriñ Tuubaa jàngal mooy as gor du daw réew mi tey dafa toll foo xam ne mënuñoo bañ a taxawuñu pour di bañ nit parce que ñun duñ bañ nit Macky Sall tey bu génnee ci réew mi bu ko neexee fu ko neex na fa dëkk Sénégal amuñu problème yooyu mais képp ku ko gëmloo ni day teg ay stratégie ci ay këyit wala di galgal ay nit ci ay wàllu yoon ba ñooñu duñ bokk bu réew mi tàkkee moom mooy premier responsable. Bougane kaw Bougane li ma ciy wax bu gàtt la mooy man Bougane ku ma respecté la parce que ndaw la te bu ko neexoon def ni ñëpp dem rangé wu ci pouvoir bi gis nañ fi ay chaîne ay kilifa yu mag yoo xam ne nii am nañ ay chaîne télévision ñu ngi rangé wu ci pouvoir bi di xalamal Macky Sall loolu mooy dëgg Bougane deful loolu Bougane dafa jël position taxaw di opposé wu lu ñu mën a wax rek loolu lañ mën a juger parce que ñun duñu dugg ci lu ñu wóorul mais liñ mën a gis mooy li ma koy wax bu dee message la mooy na nawloo ñi mu àndal nawloo nit ñi mooy nga ànd ak ay nit ñëw ba ci ab coalition nga fay waxi couleur loolu ñàkk nawloo nit ñi la Bougane lu jiitu muy ñëw foofu xam na li nekk ci couleur yi xam na lu nekk ci couleur yi yaa ngi dégg ay Sénégal tey amatuñ ay problème couleur talatuñ ay problème ñi nekk ci mbënd mi yaa ngi dégg Sénégalais yi jël géej gi di faatu yooyu mooy ay priorité yu ñu war a régler ka ay couleur Bougane coalition bi soxla na ko mais nag gis nga nangu dañuy wax ne boo demee police boo teel a nangu day oyofal ay dóor xaw ma comprendre li ma wax. xam naa teel a nangu day yombal ay dóor parce que réew mi tey ku mu neex ak ku mu naqari Ousmane Sonko mooy leader bi loolu la yàlla def defuma ko yow defoo ko keneen defu ko yàllaa ko def parce que Idrissa Seck moo fi nekkoon di teg ay deal moom Macky Sall ba mu dem ca Macky Sall Ousmane Sonko nekk leader d'opposition tey Bougane bu ñëwee bu bëggee yombal affaire yi na topp ci ginnaaw Sonko ak Khalifa Sall ñu dem wuti lu ñu am jël te it ñu wut ko pour Sénégal bañ ko def affaire u pàccoo parce que ñun li ñuy dénoncé nii ci pouvoir bi buñ ko gisee tamit ci opposition bi dañ koy dénoncé parce que ñun alhamdulilah nit ñu libre lañ ñu moom suñu bopp ginaaru kenn nenuñu comme li ko gars yi di waxee d'accord Mohamed waaw dama lay bàyyi rek ma ñoon nga daal di daaneel ak imam parce que 10 heures jot na waxtu wi moo ñu xoj xam naa sama gars yi bëri nañ question waaye tey dama leen koy ñaan rek ñu leb ko ba beneen parce que actualité bi dafa xaw a bëri yow moomu ci kanam tuuti war ngaa ànd ak ñun ak communauté guinéenne bi donc moo tax dama lay bàyyi rek ñu tàggatoo ak internautes yi ba beneen yoon du ñàkk imam ñu jël ko ultimatum incha allah gën a yaatal bi waaw am na solo lool alors imam sa kàddu gu mujj lan lay doon rek waaw kàddu gu mujj rek mooy di wax ni ñu ngi jéggalu bépp kàddu boo xam ne dafa rëcc parce que doomu aadama matul waaye ñun li ñu yonent bi jàngal rek la ñuy appliqué mooy innamal a'malu binniyat nit yéene rek moo am solo te ñun suñu yéene Sénégal la suñu yéene mooy réew mi la ñuy bañ mu dugg ci kaw
Sénégal dañ ko tabax mu jaar ci Senghor jaar ci Ablaye Wade ba ci Abdou Diouf ba ñëw ci loxo Macky Sall te ñun réew mi man damaa gëm xam man damaa boo gisee may waxeet man réew mi damaa gëm ni kenn ëppalewu ma fi man te ñi xam histoire réew mi xam fa ma jóge xam nañ ni man réew mi bu ñu ko doon séddoo damay jël yóbbu de Andulaay ga ma jóge fa la Cheikh Ahmad Bamba daje Cheikh Seydi Hadji Malick Abdou Cissé borom jaamal juróom-ñaari wàllu yu jamono daje nañ fa toog sama wetu maam Cheikh Alhaji Dramé bëgguma di ko wax parce que man gëmuma deret mais da wax ko day jot pour ñu xam ni kii di wax ni du benn waaye buy wax nii rek dafa xam réew mi xam taarixu réew mi ba pare am idole amoon ku ñuy wax Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh mu pikiir ñu nekk suñu lépp moo tax ñun kenn mënuñoo tere wax suñu xalaat bul ko jéem bàyyi ñu wax liñ gëm ndax réew mi rek moo tax ñuy wax waxuñu pour di contre nguur parce que amuñu jot boobu nangu nañ ni nguur yàlla moo koy joxe benn aaya rek laay daanelee dama dégg sànq seen oustaz bi mu firi ko Abdoulou wax na fi lu am solo maa ngi koy encouragé ci taxawaayam parce que nitu diine yi ñoo mën a sauver Sénégal parce que politiciens yi dañuy calculer te ñun calculer wuñu yàlla dafa wax ni qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal xayr loolu mooy lan yàlla nee na maay jox nguur ku ma neex nguur ci sama loxo la nekk ku ma neex laa koy jox waaye boo ci ëppalee maa koy foqarti Mandela yoroon na nguur def ñaari mandat dem moo tax dafa am héros la waaye boo ci bëggee toog li dal Alpha Condé moo lay dal loolu nag souhaité wuñ ko président Macky Sall parce que mérité wul loolu kon na wax ci troisième candidature bi lan moo ci position mu leer d'accord ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon ki nga xam te ne moom moo nekk imam El Hadji Malick Dramé nekk analyste politique nekk koo xam te ne aussi xam-xamam màcc na lool ci wàllum diine ji ñu doon am mbégte gu mag a mag di ko dalal ci ganuk bët set alors yéen ñi nga xam te ne aussi yéen a safo di ñu bàyyi xel ñu leen di rek jaajëfal bu baax a baax ci bàyyi xel bi di leen di jox dig daje ëllëg incha allah ak beneen gan Mouhamed Ndoye merci beaucoup jaa ngeen jëf jaajëf Aïdara jaajëf El Hadji Malick Dramé imam